maa ngi lay fay di fay képp ko xam ne mi ngi ñuy seetaan mais également ñuy liggéey ci seen site bi yëpp Info Rewmi ak seen cameraman bi ngeen àndal. monsieur Mbaye ñu gis ne ginnaaw bi nga nekkee directeur général bu marché poisson de Pikine. 100 jours nga may askan wi ñuy liggéey ci marché bi yëpp pour rénover complètement le marché. muy loo xamante ne daanaka ñu bëri teg nañ ci seen kër. lan moo waraloon nga may askan bi 100 jours ambition la woon wala fougue de jeunesse la woon. waaw mun leen wax ni gëm sama bopp bëgg sama réew maa ngi nuyu vraiment ñu nuy seetaan yëpp donc xam nga marché bi dafa nekk marché bu am solo day am toujours importance nu rappeler ko mooy marché bu gën a mag ci Afrique sowu jant ay juróom-ñett junni nit lu mu bon dinañ dugg ci marché bis bu nekk ñu ci ëpp nekk ay jigéen. mu nekk marché boo xam ne marché sous-régional la fu nekk rek la jën di jugee waaye aussi ndakaaru ak lu ko wér képp ku lekk jën nag jàpp leen ni lu ci ëpp ci marché central la jugee donc marché bi nag mu nekkoon marché boo xam ne amoon na jamono dëgg yàlla amoon na beneen melukaan naa di ci dellu sax amul njëriñ ndax ñëpp xam neen marché bi nu mu meloon ci wàllu ñàkk set ci wàllu ñàkk organisation et cetera et cetera léegi nag man en tant que conseiller technique bu nekkoon ministère de la pêche à l'époque ministre bi fi nekkoon jël ma dénk ndëgënikum marché bi boobu ku fi nekkoon ndem ci yàlla Ndiaga Thiam yàlla na ko yàlla yërëm boobu génn àdduna marché bi pëccoxoo comme nu nga ko mun waxee donc léegi ministre bi ne ma bon damal nga toog marché bi en attendant nga gérer ma ne ko waaw d'accord ma ñëw dugg ci marché bi jël fonction ñibbiwaat ci ngoon ci dam bureau ma ne ko monsieur le ministre marché bi moom foofu yàqu na franchement moom xanaa di nga ma jox xaalis bu bëri mu ne ma non nekk nii amul dara lu ñu jëm ci marché bi pour l'instant président nag xam naa dina ci dugal loxoom mais yow damal toog rek en attendant nga gérer ma dem bay génn bureau mu am lu ñëw sama xel xam nga xalaat day gaaw dama mës a lire benn livre borom xam-xam bu mag mu ne manager suñ la dénkee bërëb téeméeri fan munoo ci indi coppite yow bàyyi ndax doo waaj ma dem bay ubbi buntu bureau ma tëjaat ñëw ma ne ko monsieur le ministre des 100 jours su ma liggéeyul marché bi nga changé wut keneen parce que vraiment perte temps lay nekk mu ne ma abu 100 jours bëriwul de ma ne ko waaw mais moment boobu amul dara lu ma sukkandiku. te jamono jooju marché bi ni mu meloon. voilà te aw ma woon dara lu ma sukkandiku am fekkoon tey jël neen ay xaalis sax jox la ne la damal dafa loolu day yomb mais ma gëm ni amul benn réew bu ay jinne di tabax dama koy wax toujours téere alxuraan bii soo ko jëlee amul fenn fooy xool fu yàlla bind lu baax nit bu weex laa ko jagleel lu bon nit bu ñuul développement Amérique sous-développement Afrique lu set France lu tilim Sénégal déedéet dama daan xëy 3 heures du matin am marché bi 3 heures lay ubbi 2 heures et demie laa daan yeewu dugg ci marché bi 3 heures maa daan jaay ticket di dagg am naa benn mbàjj sax mi ngi fii dama ko denc souvenir ak ndegandaay fii laa daan tëdd boobu bidon sax melul nii su ma nelawee su ma liggéeyee ba 6 heures ma julli fajar tëdd sama secrétaire su ñëwee 8 heures fëgg ma jugaat ba 10 heures ci guddi du lundi au dimanche ma ànd ak samay collaborateurs ma indi nag recruter ay jeunes ndax marché bu mu fi ñëwee fekk ma fi woon main d'œuvre qualifiée ma dem seeti jeunes yu amul liggéey ñi am ay master may leen kaay leen nu liggéey. mais est-ce que du say nit nga indi. non man ñëpp xam nañ ne bu may ñëw amul kenn ku ma àndal koo xam ne sama mbokk wala déedéet dama ñëw xool ci département Pikine parce que man marché bi su ma soxlaa dara walla may dem seet feneen may seet ndax am na ci département ba pare noonu laa jëlee ku yore sama communication Papa Alioune Thiombane Mohamed Cissé Pikine Est mooy sama chef personnel sama secrétaire ci marché bi laa ko fekk mu dëkk Pikine et cetera ku yore division hygiène environnement ma jël ay xale ma defal leen confiance mais fekk nag man maa jiitu ci liggéey bi man damay bale ngoon si soo leen génnee 6 heures di ngeen may fekk ci mbedd mi damay bale damay for mbalit et cetera parce que soxlaatuñu njiit buy santaane liggéey donc ci contexte yooyu nañu jël yeesalaat recette marché bi parce que lu garaaw ci marché bi mooy doo fekk
xaalisu marché bi di dem feneen. comme par exemple. waaw comme par exemple lu waroon dugg ci marché bi du dugg ci marché bi day dugg feneen ci peut-être ci ay poche man xaw ma par exemple da nga daan fekk benn agent boo xam ne 86 000 lay fayeeku di bokk natt 15 000 20 000 par jour xam nga loolu amul sens nga ñëw fekk ticket yi ñu créer ay double ticket par exemple su ñuy jaay ticket marché bi créer ay double ticket di jaayaat. nu ñëw nag indi révolution nan noonu indi révolution mooy dama ñëw ma ne mareyeurs yi au lieu nu leen di fekk ci biir ngeen ni dagg ay juuti nit yi profito di ci naxaale askan bi may leen léegi dama bëgg ma wàññi juuti bi man bu may ñëw 250 nu doon fay dama ko wàññi daf ko 200 ne leen nag may leen ma yéen ñëpp ngeen di fayee ci buntu ba marché léegi fay ci biir kuy dugg da ngay fay. loolu nag nun jël nu changé waat poste de recette yi informatiser ko léegi ay machine la da ngay ñëw bës tak ticket bi génn instant bi ngay bës man sama machine xam naa ni am na ku dagg ticket ñu def noonu et puis ñu fekk ay agent yoo xam ne dañ daan toog weer bi dee rek ñu ñëw ñu fay leen duñ liggéey man ku fi ñëw fayeku liggéeyoo may la dama fooy si mbedd ma dàq la si biti may leen fii ku fiy liggéey da ngay fayoo donc loolu daal nun def mbalit bi ñu defar complexe glace yi ñu defar administration bi ñu joxaat ko gëddëm et cetera defaraat lamp yi et cetera suñu mur bi nga xam ne daanaka marche dañ daan lal bi si digg tali bi 2 ans mi ngi boobu ma ko defaree ba pare kenn mus fi lala donc yooyu yëpp daal noonu daf ak ndimbalu yàlla ak topp aussi vision président Macky Sall moo ñu indi tey marché bi mu nekk marché boo xam ne 0 ordure 0 déchet. en parlant de recette aussi bon wax nga ko sànq avant ngay ñëw recette bi am na fu mu tolloon jamono ji recette journalière bi est-ce que mën nañ xam ñaata la. waaw bon xam nga recette journalière pour nga wax ko day xaw a doy waaw mi ngi mel ne tey nga fekk liggéeykat rek ne ko ñaata ngay fayeeku mais lu am solo mooy lu nu yore naam bëriwul. mais mi ngi ni nga koy dugalaat ci askan bi mooy tax ñu yeesal marché bi du am mbalit ñu ngi fay salaire 2 ans ñëw boo ma ñëwee directeur bi fi jaar bàyyi nga fi arrière mais man def naa fi 2 ans le 20 bi passé musuma am retard de salaire sax bay am arrière chaque le 5 rek agent yi fayeeku neen sama comptable rek ñu ma doon wax avance sur salaire yi vraiment niveau bi dafa bëri xam nga ku daaw woon fayeeku moom dam bay def ay avance sur salaire nga xam ne changement am na donc yooyu yëpp vraiment noonu yeesal jël xaalis bi delloo ko ci askan bi naam bëriwul waaye mi ngi maintenir marché bi propre di fay salaire di éclairer marché bi di dimbalee askan bi lu nu mën parce que marché bi sama marché social boo xam ne ñu bëri dañu am ay jafe-jafe comme sunu agent yi nga xam ne am marché bi amul statut des fois ku feebar mu accompagner la et cetera en tout cas on a une comptabilité bu wér ba nga xam ne tey ku ñëw nenu sa bilan 2018 2019 mu génneel la ko tegal la ko stable. marché poisson aussi bokk na mën nañu ne ci impacté yu terre. parce que boo xoolee am na pàcc boo xamante ne train express régional laal na ko ba xam loolu indiwul jafe-jafe ci marché bi. waaw am nañ impact sax bu bëri terre bi dëgg yàlla lu ñu jël ci marché bi bëri na mais dafa fekk ñun ñu am capacité d'anticipation. et puis luy suñu foo suñu marché bi mooy waxtaan terre bi boo mu ñëwee suñu restaurant yi mooy nit yi fu ñu daan jaayee ndekki dañ ko toj waaye nag am na lu ñu jàppale pour ñu tabax beneen suñu jumaa ji dañ ko toj nu ne nu kaay leen ñu jàppale leen ñu tabax beneen mais nag loolu boobu mu amee ñun bàyyiwuñu nit yi xam nga des fois dañuy ne diggante bu ngay summeeku ak sol yére bu bees yaramu neen xaj na si mais ñun marché central dafa am lu ñu si yokk mooy yaramu neen na ànd ak sutura ñu daan ndékki dañ leen wut fu ñu leen bokk nu nekk fa nekk nu ko en attendant nii tabax espace social bees nañ si dellu si mosquée bii nga xam ne mareyeurs yi mooy seen lépp ndaxte ku nekk rek fi ngay liggéeyee sa jaamukaayu yàlla dafa am solo mosquée baa ngi nii tabax daanaka d'ici le 23 février nañuy def inauguration dina bokk ci marché yi gën a taaru ci banlieue bi donc nag loolu mooy impact ci marché bi malgré que jafe-jafe yi bëri na waaye ñun administration jël neen suñu matuwaay yoo xam ne askan bi daanaka yëguñu ko
ndaxte yàqul sa dara seen liggéey yàqul amul benn impact seen liggéey directement parce que wutal na leen ay options yoo xam ne dinañ wéeru foofu en attendant lu bees li di am mais nag lépp luñ fi dindi rek dinañ ko tabaxaat ba tabax ko nu mu gën a baaxee nu mu mele woon. ci wàllu train express régional boobu. parce que gis nañu temps yële ñi nga xamante ne ñooy borom conteneur yi. ñoom jóg nañu yëngu-yëngal ne ñoom seen ay conteneur kenn du ko déplacé ba xam loolu. non yëngu-yëngal boobu xam nga rek des fois moom lépp loo gis rek dafay am lu siy rax. mais parce que tey borom conteneur yi mi ngi mel ne tey nga nekk ci këru mbaar ne la léegi sa këru mbaar bi dinañ la tabaxal kër étage bu ñaañ te doo ci joxe dara yow nga nekkoon ci këru mbaar nawet bi ndox mi di la fekk fi nga tëdd ne la kaan tabax la étage R+1 ngay lijjanti ban couleur lay mel loolu moo indoon coow li xam nga mu bëgg ci rax lu ci bokkul mais tey soo demee plateforme bu moderne bii nu leen tabaxal plateforme day sécuriser day am éclairage bu doy électricité bi day am sécurité parce que ñoom fu nu nekk nii da ngay gis fiiru courant yi nii di mais loolu yëpp heureusement boobu nu toogaatee waxtaan ak njàppalewu préfet sous-préfet de Dagoudane mujj nañ ànd tombé d'accord donc plateforme bi ni ñu koy waaj aménager daanaka toxal bi sax soreetul xam nga rek xam naa dañ doon jéem a xaw a kii tuuti rek mais finalement mujj nañ xam ne intérêt askan moo gën intérêt benn nit donc ñun ñëpp boobu jafe-jafe yi taxawee danoo bàyyi ñun ñëpp lu nu am nu retrouver aussi intérêt général muy defar plateforme bu moderne. directeur lan mooy sa problème ak comité délégué parce que ñoom souvent dañuy décrier gestion directeur marché poisson. comité délégué yan délégué parce que xam nga fii dafa am ñaari façon délégué am na délégué acteurs yi am délégué personnel bi waaw ma nag yow xam naa délégué acteurs yi waaw man de jàpp naa ne boobu ma ñëwee ba léegi de dafa naa affaire yi soppeeku na mais xam nga nag de temps en temps dafa am yoo xam ne aussi du mu nekk parce que xam nga directeur soo ko nekkee dan la war a bàyyi sa responsabilité parce que mareyeur lan mooy responsabilité am mooy jaay jën mareyeur lan mooy responsabilité xool ndax marché bi set na mareyeur luy responsabilité xool ndax lampe doy na lampe yi doy na ba jéggi dayoo mareyeur luy responsabilité xool ndax douche yaa ngi set douche yi dafa salte woon nu yeesalaat ko ba mu set waaye nag mareyeur soo bëggee lijjanti directeur bi nu muy gérer marché am loolu am na teggi yoon moo tax nag ñun ñëpp boobu ñu toogee waxtaan ne nag ku nekk rek na nga jël sa responsabilité man dama am kilifa benn kilifa laa am muy ministre des pêches et de l'économie maritime tey mun na ma woo léegi ne ma wax ma tey ñaata nga am recette léegi ma wax ko mais nag mareyeur bi ñaata lay am recette ñaata lay liggéey fan laa xëy def loolu yoonam nekk. kon ñoom dañ la teg bët. voilà bon mënu ma wax teg bët mais ay partenaires neen mais peut-être xëy na ku nekk rek dafa xawoon am réeroo ci sa yoon ñoom seen liggéey mooy xool li jaay jën xool ndax conditions yi ñuy jaay jën baax na te marché bi dëgg yàlla diggante démb ak tey marché bi soo fi ñëwee guddi sax la gën a taaru léegi nag nee naa leen yéen toog leen seen yoon man ma toog sama yoon du tee nag de temps en temps ni joxante loxo pour ànd pour intérêt marché bi mais dafa naa ne daal jafe-jafe yu amoon wàññeeku na ni ngi gën a waxtaan ni ngi gën a saafantoo pour gën a rek di leeral yoon bi nga xam ne mooy yoonu jëm émergence marché central. ginnaaw bi ñuy amal première pierre li nga xamante ne mooy restaurant beeg jumaa ji invité woon ki nga xamante ni mooy le maire de Pikine Ouest muy Pape Gorgui Ndong moom defoon na un plaidoyer fort boo xamante ne pour gestion marché poisson bu Pikine dellu si à la ville de Pikine. loolu ban commentaire nga si. waaw ban commentaire daanaka commentaire gu ma si woon sax ba léegi wu tax parce que commentaire moo nu tardé Sénégal xam man lu amoon solo marché bi musul jógee Pikine marché bi waa Pikine noo ko yore woon. mais ñoom li ñu bëgg mooy koppar yi di dellu si waat Pikine. mais kopparu marché xam nga lan mooy problème mu marché central. damay waxtaan sama benn xëy ma ne ko marché ñaar moo mun am koppar yi duggul fu mu war a dugg marché bi yàqu koppar yi dugg fu mu war a dugg marché bi baax marché central xaalis bi soo ko duggalaatul ci liggéey bi rek marché bi yàqu xaalisu marché central du pour séddoo du pour pàccoo du pour politique du pour leneen déedéet xaalisu marché bi pour di raxas marché bi di fay salaire di setal di taal lamp yi et cetera loolu moo tax nag xëy na boobu marché bi jublu woon plus ci côté politique marché bi yàqu
mais nag boobu ñu jëlee politique bi teg ko fële indiwaat liggéey dëgg marché bi gis ngeen nu mu taaroo moo tax sama xarit Pape Gorgui Ndong maa ngi koy félicité sax d'ailleurs parce que ñëw na daf fi vraiment discours bu am solo mais gis-gisam la rek mais lu am solo mooy benn njiit moo fi nekk muy président Macky Sall te dafa xaatim signé décret ni marché bi na nga ko jëlee fu mu nekkoon indi ko ministère des pêches et de l'économie maritime moom mi am vision nekk njiitu réew mi xam na wu tax mu daf ko kon nag boobu mu ko dafee gis nañ ne il a fait le très bon choix parce que si le marché bi soppeeku définitivement am xam-xam moo la gën ah man xam ñu bàyyi ko fi mu nekk wala non xam nga man xam nga lan moo ma gënal mooy marché central nekk marché de référence man lu ma gënal mooy suñuy lim ñett marché yu gën a taaru si Afrique si monde si wala référence si monde bi nu boole si sama bos man tey bañ wax naa leen sax président su may dénkaat ndax ndaw laa xëy na dina ma dénk yeneen responsabilité su may dénkaat na seetlu kenn bëggul na seetlu yàqu na seetlu kenn amatul yaakaar mu joxaat ma ko téeméeri fan ma soppi man aujourd'hui marché bi tegaat naa ko si yoon am naa yeneen perspective mais su ma fi jugee tamit teg naa ko si yoon xaw ma nag kuy ñëwaat ndax dina ko teggiwaat wala déet mais yoon bii nu ko teg su ñu ko teggiwul marché bi kenn mënul am werante ni touristes yi dañuy buuxante pour di ñëw visiter marché poisson. yow daal téeméeri fan ngay joxe parce que boo xoolee tamit pose première pierre. affaire yooyu téeméeri fan nga joxe woon. waaw man mbir baa ngi avancé wala. waaw téeméeri fan xam nga téeméeri fan mooy sama nangam mais xam nga mosquée bi dafa am lu si laxoon xam nga nawet dafa bëri jafe-jafe. nawetu taw yàlla ak fii et puis tamit boobu mu demee ba si biir xam nga ñun comme que dañuy waxtaan toujours ak imam yi ñoom toujours nooy changer noonu lii tuuti na nga ko yokk entreprise bi defaraat plan ñu dem ba si biir way waaju commencé ne non fii soo ngeen dégguwaat loolu changement yooyu moo indi woon retard bi mais ni ngi rattraper maximum donc maximum fi d'ici mi-février bi dinañ tànn date exacte bu ñuy inaugurer mosquée bi ni ngi am yaakaar ni kilifa diine yëpp ni ngi bëgg sax président Macky Sall jour boobu mu ñëw jullee fi àjjuma nu wane ni marché central dëgg yàlla bokkul ak benn marché ci Sénégal. directeur ñu xaw génn tuuti ci marché bi. ñu wax dëkk bi. temps yi dëkk bi mu ngi yëngu na ñoo lànk ñoo bañ ko électricité bi cher na cherul ban jàngat nga ci yow. bon ban jàngat xam nga man wàllu politique d'habitude lu ma si commentaire di bëriwul xam nga président Macky Sall boo mu ñëwee ba léegi ñëpp gis nañ ne mi ngi góorgóorlu lu mën courant bi toog nañ fi ay at courant bi kenn yokku ko xëy na nag explication yu ñuy joxe mooy peut-être ñeneen ñu nekk ci àll bi war nañ bénéficier wu courant mais xam nga man dama am habitude lu ma amul maîtrise c'est-à-dire lu ma maîtriser wul pour ma wax ci day jafe courant bi ci ban cadre na nga ko yokkee nag mënuma ci am maîtrise man daal lu ma intéressé mooy man luy sama doole mooy man luñ ma dénk mu nekkoon lu gën a yàqu fexe naa ci diir bu gàtt ma fexe mu gën a baax kon nag ñu ngi ñaan rek président naam musul jóge ci am yërmande ci askan bi mais gëm nañ ne dina gën a bàyyi xel askan bi parce que xam naa ne fu mu toog nii président fekkoon sagul benn Sénégal du am lu ko metti courant bi nag recevoir na ay partenaires yàggul dara très rapidement dinañ fexe courant bi nu ko wàññiwaatee pour le bénéfice des populations mais bu nu bàyyi xel bu nu fàttee dara ni courant bi am na fu mu yokkoo mais nu mu xool ñaata nit léegi noo amul woon courant ci àll bi te léegi am courant xam nga Sénégal dañuy seet rek lu ne nii taxaw mais ñaata nit ngay dem ci àll bi seen di doon dëkk ci lëndëm léegi lampe solaire yi sama marché sax léegi am nañ ci lampe solaire yi macha allah. kon nag noonu tamit metti na ci ñenn ñi parce que ku doon jot benn facture 200 000 ñu indi la par exemple benn facture 500 000 c'est un peu salé. waaw effectivement moo tax ma ne man xaw ma ci ban. xam nga man du ma directeur Senelec ba xam man tey soo ma laajoon marché bi wu tax lii wu tax laa mun naa ci tontu mais loo xam ne amu ci maîtrise mais daal en tout cas gëm naa ne njiitu réewum président Macky Sall jamono bii ma toll heure bii ma toll mi ngi liggéey pour que askan bi jafe-jafe yi di wàññeeku te am naa yaakaar ni courant bi xëy na luy jàll la rek mais léegi mu delluwaat ba gën a ndaw sax fu mu nekkoon ba askan bi mun ci gën a gis seen bopp. ñu gis ne Aminata Mbengue Ndiaye jaar na ci ministère de la pêche. ki nga xamante ne mooy Alioune Ndoye ñëw
tey am na ñu doon wax ni Aminata Mbengue Ndiaye am na lu mu doon préparé pour marché central au poisson maanaam indi fi koo xamante ni c'est un proche de Tanor. est-ce que loolu amoon nga ci ay écho wala. non man awma écho si loolu franchement man moom franchement xam nga man lan moo ma teree nelaw nu marché central di jëmee kanam leneen man sama mission mooy lu bon ma fexe mu baax marché central bonoon na fexe naa mu baax keneen ku mu fi indi tamit maa ngi koy ñaan mu continuer loolu mais man lu am solo mooy man mission buñ ma dénkoon maa ngi si yoon bi kuñ fi munti indi tamit loolu dafa naa njiitu réew mi am na si gis-gis yàggul dara sax vraiment félicité na ma si liggéey bu am solo bu may def donc nit yi moom Sénégal dëkku wax la mais ministre Aminata Mbengue Ndiaye on a très eu de bonnes relations lu mu fi jaar yëpp nekk sama yaay ministre bu bees bi tamit sama mag la donc lu ma mën jàppale leen pour seen liggéey nu am si ndam naa ko def ànd kook loyauté ànd kook engagement ànd kook culture du travail pour seen mission bu leen président dénk nu am si ndam loolu je pense que moo si am solo. pratiquement ci li nga xamante ne mooy fin d'année bi. ban message ngay lancé à l'endroit des travailleurs yu nekk fii ci marché central au poisson. message bi ma leen di yónnee mooy liggéey man marché bi ku liggéeyul di ma saaga ndey laa gën a respecté ku may tagg te liggéey loolu tout le monde le sait liggéey aw ma si mbokk aw ma si xarit aw ma si soppe aw ma si àndandoo mun nga toog léegi di ma ne DG yaa baax. sa ñuulaay bu rafet bi nu génn ma gis liggéey ba ma dàq du ma leen di ñaax mooy nanu gëm suñu bopp liggéey Sénégal rigueur engagement culture du travail ak discipline mooy doxal réew chaque jour message boobu laa leen di lancé nunu góorgóorlu bokk ndey bokk bàyyi surtout di fonk heure liggéey di fonk heure wàcc di fonk liggéey bu ñu la jox nga nekk si loolu dafa naa suñ ko defee amul werante ni marché bi dina jëm kanam di féliciter mareyeurs yu fi nekk di féliciter travailleurs yi di féliciter samay proches collaborateurs di féliciter également yéen ñi nga xam ne gis naa ne vous êtes une équipe jeune lii mooy wane ni réew mi ndaw yee ko yore suñ leen joxee responsabilité rek mun leen jëmee réew mi foo xam ne mun na wees suñ jot. Monsieur Mbaye ñu ngi lay sant di la gërëm. maa ngi leen di sant également di leen gërëm. jërëjëf jërëjëf.